jot ci yenn céréales yi waaye surtout engrais bi lii la Macky Sall wax Vladimir Poutine li ko Poutine tontu nag mooy xamal ko ni loolu bàyyeekowul ci ñoom maanaam yenn Russie newul xañ africain yenn produits yi occidentaux yi ñoo teg ay daan seen kaw loolee créé blocage jëm ci wàllum importation yi exportation yi rax ci dolli ñu génne la banque russe ci système financier international bi naan SWIFT loolee di jafel payooru yenn réew yi seen diggante ak Russie maanaam buñ doon tënk waxtaan bi Macky Sall ñëw na tiis soxlaam ci turu mbootaayu réew Afrique yi muy Union africaine Poutine daal di dégager ay responsabilité am ne ko jafe-jafe bi du ci man ci occidentaux yi la ñoom ñi nga xam ni pour seeni intérêt personnel dugal nañu réewu Ukraine ci combat boo xam ni amul woon les moyens pour dëkku ko loolu defoon nañ ci ay leeral au lieu que nag ñoom occidentaux yi dellu ginnaaw defuñu loolu dañoo jël ay daan teg ko ci kaw Russie di jox Ukraine ay ngànnaay boole ci di wéy di xamba taal bi. léegi nag ñun jàngat biñ ciy def mooy jamono jii moo xam Union européenne moo xam États-Unis moo xam Union soviétique ku ci nekk guerre bi poussé na la ngir nga xool nooy def ba bañ a dépendre te ci keneen. boo jëlee Europe comme que ci gazu Russie bi la ñu gën a yaakaar ci lu bare bari te boo moywul Vladimir Poutine daal di tëj robinet yi ndax jamono ji ci position de force la nekk ñoom européens yi daw nañ ñëw Sénégal ngir profiter ci suñu gaz bi nekk suñu diggante ak Mauritanie loolee moo fi indi woon chancelier allemand bi di Olaf Scholz ay bés ci ginnaaw ba journal Le Soleil xëy bi ne Sénégal noppi na ngir alimenter Europe ci wàllum gaz. nga jël ci côté Russie ñoom itam malgré li ñu leen di jéem a isolé génne leen ci système économique et monétaire mondial bi ñoo ngi xool naka la ñuy contourner la tendance gën a dëgëral seeni relation ak yeneen réew yi rawatina Afrique dëkku arabe ak asiatique yi neexal diggante bi pour ñoom it seeni intérêt. maanaam boo xoolee réew yi ku nekk am nga sa agenda personnel waaye ñun Afrique lan mooy suñu agenda lan mooy suñu modèle de résilience ngir ëllëg yenn crise yi bañ a amati njeexital ci suñu nekkin. li ñu seetlu mooy ba tey ñoo ngi ci position woote ndimbal ak ñaan alors que li gaay di wër mi ngi ak ñun ci fànn yépp. bu dee suuf su baax ngir bay dundee Afrique lim ci yor xaaj bi exploité wuñu ko àll baa ngi ne yàmbalang. bu dee ndox mu baax waxuma Afrique gépp ndax dafa yaatu mais Afrique de l'Ouest dong fleuve Sénégal 1750 kilomètres ndox mu neex la te baax bu jugee Guinée dugg Sénégal jaar Mali dem bët gànnaaru suñu réew teere ji Mauritanie yàlla moo ñu ko may. gaz bi nga xam ni tey bokk na ci enjeu principaux guerre bi Sénégal kese da cee yor loo xam ne tey mënoon nañoo aj baar bi fu kawe tàmbali yëkkati mbagg comme réew yu mag yi taxaw taxawaayu boos boole ko fulla gu mat sëkk tubaab yi ñëw di raam di saraxu suñu kanam ñu laxas jaan ci mbir yi jaaleen affaire def coopération win-win gagnant-gagnant ne gaay li ngeen soxla ñoo ko yor condition yaa ngi nii ni kon waxuma ñun suñu génération mais même suñu sët yi ñëw dañuy fekk Sénégal mel comme dëkk arabe yi ci développement xaalis bi di tuuru ci réew mi ndax li gaay di wër ñoo ko yor. mais lan moo nekk di xew lan la ñu nekk di remarqué ñoo ngi dem di yalwaan dund mel ni ñun dañoo ñàkk alors que jeunesse baa ngi fi suuf saa ngi fi ndox maa ngi walangaan matière ak xam-xam bi manqué wuñu ingénieur agricole yaa ngi fees dell ci réew mi mais ñun ñoo lànk jël décision ba ñu autonome lànk ni duñu téye suñu avenir ak suñuy ñaari loxo. tey benn 43 milliards boo xam ne mënoon naa financer mboolem ñi amoon ay projet mbay ngir ñu préparer wu ci crise alimentaire bi war a ñëw ay emploi créé wu secteur transformation bi dox. Macky Sall dafay jël 43 milliards yooyu noonu séddale ko 500 000 njaboot ngir bëgg yaa baax parce que élection yaa ngi ñëw famille bu nekk am 80 000 lekk ko ci benn semaine mu jeex balaa weer ñu nekkaat di jàmbataat xiif ak ñàkk. lii mooy politique gu tappale te ci la Macky Sall nekk. nga jël aussi wàllum pétrole ak gaz benn waay bu tekkiwul dara comme Franck Timis mooy ñëw corrompre président Karakam 6 000 milliards juróom benn junni milliards yoo xam ne ñoom seeni poche la jëm ak seeni njaboot. ñu jël contrat pétrole ak gaz sénégalais yi jox ko waa ji nag comme que amul xam-xam ngir exploiter wàllum pétrole ak gaz daal di jëlaat contrat bi jaayaat ko waa BP yi ay milliers de milliards encaissé xaalisam dem noosee ko. sénégalais bi toog
di dégg ni pétrole ak gaz ñi ngi koy exploiter ci réew mi te du am benn njeexital ci dundam du xam fu mu jaar parce que benn groupe pour seeni intérêt personnel ñooy làqatu négocier ci turu sénégalais yi pour seeni poche ñoom tey la ay génération ki génération ci loo xam ni réew mi mënoon na cee jaari développé ba faaw. tey ba ci crise bi nekk di xew ñu naan dund bi dafay gën a cher ci àdduna bi li ñu bari xamul mooy bu neexoon réewu Occident yi jeex na